mbokk yi jërë ngeen jëf ci ànd beeg seen programme bu télévision Prestige TV dal leen ak jàmm ci xibaar yi ñeel ayu bés bile dañu koy door rek foofee ca conseil départemental bu diwaanu Thiès ginnaaw bi ñu génnee ci joŋante yi ñaar fukki fan ak ñett ci weeru janvier atum ñaari junni ñaar fukk ak ñaar ñu doon rek tabb ñi nga xam ne ñooy teewal askan wi ci gox-goxaan yi foofee ci candidat bu coalition Benno Bokk Yaakaar Pape Siré Dia moom nag doon nañ ko jox leng yi foofee ca bopp conseil départemental bu diwaanu Thiès mu doy woon ak ki nga xam ne rek moom moo di Yankhoba Diattara ma ñu ko dénkoon ci juróom-ñaari at lu ni mel nag mu nekkoon cérémonie bu amoon solo lool le ministre Yankhoba Diattara ginnaaw ndaje mi li yëkkati na ay kàddu daal di koy dénk Moussa Mbaye ñu teewlu ko. waaw di tàmbali rek di sant suñu borom bu baax. ci sutura bi mu ñu defal ba ñu fekkewaat bis bu mel nii ñuy fàttaliku bis bi ñuy installé fii donc tey tamit ñuy rek sant suñu borom bi ñu fekkee tey bi ñuy passé lenge yi suñu kilifa suñu mag suñu nijaay président Siré Dia nga xam ni à l'issue des élections du 23 janvier 2022 moom la population thiessoise yi teg ci bopp département bi ñu àndoon ci dans la coalition Benno Bokk Yaakaar donc ñu ko ciy félicité di ko ci ñaanal suñu borom yàlla taxawu ko yàlla defal ko ci ndam gën a barkeel donc naturellement suñu xel day dem ci ñi nga xam ni ñoom lañ àndaloon ci conseil bi te yàlla dogal tey ñoom ñu jiitu ji ñu ñaanal leen yàlla yeesal yërmande seen kaw mais également di profiter ci occasion bi rek di sant di gërëm suñu kilifa suñu mag suñu responsable nga xam ne président Idrissa Seck moo amoon yaakaar ci man ba teg ma ci bopp département bi ma def fi juróom-ñaari at am liggéey boo xam ne aussi def nañ ko fi ñu sant ko suñu borom bu baax maa ngi doon defal tout à l'heure rek le président mun naa ni une sorte de bilan mais état des lieux mais li nga xam ne gën nañ ko ci jàpp mooy li nga xam ne def nañ ko ci mbiru njàng mi ndax mbiru éducation mun nañ jàpp tey lycée yëpp Thiès départ commune yëpp am nañ lycée te loolu moo doon défi bi gënoon a ëpp solo mooy le projet bi ñu doon wax une commune un lycée tey toutes les communes du département de Thiès def nañ fa lycée mais également beneen bi mbiru santé la commune projet bi ñu amoon une commune un centre de santé ñëpp gis nañ jéego yi ñu ci def nee naa président santé moom du jeex jàng du jeex yooyu yëpp également ay projet loo xam ni c'est clair que président moom it am na vision am na ay projet prioritaire am dina leen ko wax yooyu yëpp aussi ñu nit conseil la ñu encore ci conseil bi luñ ko ci mën a jàppale taxawu ko ci naturellement dinañ ko ànd ak moom en équipe comme ni ñu équipe bi nga xam ni moom la ñu àndaloon fi jàppale ñu ba ñu am résultat yi ñu sant ko suñu borom bu baax di sant bu baax le président Idrissa Seck. mu ngoog mu nekkoon Yankhoba Diattara mi nekkoon premier vice-président bu conseil départemental bu diwaanu Thiès Pape Siré Dia moom la ñu daal di tabb ngir mu daal di ko fay wutu moom nag daal dinay fas yéene waaj dellusiwaat ngir ak càmbar ci at yi nga xam ne rek. kam fa wuutu jot na ko fa def waaye itam ambition yi nga xam ne daal dina koy ëmbal lii di conseil départemental rawatina jëmale ci wàllu njàng ak njàngale waaye itam lu jëm ci wàllu paj mi bokk na ci li nga xam ne itteel na ko lool moom Pape Siré Dia ñu teewlu ko ba tey ci micro Moussa Mbaye. D'abord damay sant suñu borom mi ma teg fii ci boppu conseil départemental di remercier le président Macky Sall nga xam ni moo ma tabboon tête de liste départementale bu Benno Bokk Yaakaar. di remercier l'ensemble des responsables de Benno Bokk Yaakaar ñoom ñëpp ñoo contribué à mon élection di remercier particulièrement les populations de Thiès et du département de Thiès ñoom ñi voté pour mon élection bu loolu weesoo bëgg naa souligner que passation bi ça s'est bien déroulé ci jàmm ak salaam sama jeune frère le ministre Yankhoba Diattara vraiment il a été très ouvert transparent sans rétention d'information fournir na ma information yi ma soxla woon yëpp pour bien conduire ma mission donc maa ngi ko ci gërëm vraiment di ko seede ci kanamu Thiessois yëpp donc aussi rax ci dolli daf ma wax ne mu ngi il se met à ma disposition pour fu ma ko soxlaa ci fànn yëpp mu wuyu ma donc maa ngi ko ci gërëm waaw ku am esprit bu baax la ku positif la donc il reste membre du conseil absolument donc il faut Thiessois itam xam li xewoon ci biir voilà donc il fallait ma souligner ko def témoignage boobu vraiment kontaan naa li ci des tey la pare passation service di ngeen ma may ma def état des lieux réévaluer projet yi en cours ak programme bi ma indaale vraiment ñu seet
en rapport ak possibilité de financement yi ak source de financement yi par le biais de l'État wala par le biais de la coopération seet du ñuy doxale yooyu yëpp nañ koy dérouler. mu ngoog bàyyee ko foofee ca conseil départemental bu diwaanu Thiès wutali ca mairie ville foofee itam xam ngeen na ginnaaw bi ñu génnee ci jongante yooyee coalition Yewwi Askan Wi seenu candidat di docteur Babacar Diop moom la ñu daal di tabb ngir daal mu fas yéene jiite ville de Thiès ci juróomi at moom it leng yi Talla Sylla moo ko daal di gàll. ni ki dem rek la mbir yi daal di xew foofee moom docteur Babacar Diop dellusiwaat na nag ci mbébétam bi mu am ci juróomi at yi ñu ko dénk ville de Thiès ñu teewlu ko ci micro Cheikh Fall. monsieur le maire Talla Sylla barab bii ñu nekk ak Thiès gii jiite nga ko juróom-ñaari at yoo xamante ni jéem nga matale sa yéene ci Thiès sa xam-xam sa doole ngir Thiès nekk dëkk bu naat ngir Thiès nekk dëkk bu ñuy ràññee ci Afrique ak ci àdduna kon monsieur le maire askan wi nga doon liggéeyal Thiès tey jii ba wàccoo sax ndax xam naa ne di nga nekk ci yeneen waaye askan woowu ñu ngi lay gërëm di la sant tey jii benn mébét rek laa am benn yéene rek laa am muy nekk surga waa Thiès li ma bëgg nekk maire bu amal njariñ Thiès buy xëy ci yitte waa Thiès waaye ñu am conseil municipal boo xam ni yitteem yépp mooy liggéeyal Thiès ñu am bureau municipal boo xam ni yitteem yépp mooy liggéeyal Thiès soobee yàlla altine rek incha allah 8 heures dina ma fekk suma bureau ngir ñu commencer liggéey bi. mu ngoog mu nekkoon docteur Babacar Diop maire de la ville de Thiès mbokk yi ñu wax ci leneen mu soxal wàllu njàng ak njàngale ginnaaw nërmeelu gi nga xam ne daal dinañ koy nemmeeku ci juróom-ñeenteelu plan d'action bi nga xam ne intersyndical yi daal dinañ koy sumb ci samedi ji sax la ñu doon daje ak ñi nga xam ne moom ñoo di gouvernement bi ngir gën ko waxtaane foofee ci lycée Malick Sy bu diwaanu Thiès Aïssatou Sow moo ñu fa teewaloon ndongo ya fa nekk nag daanaka mer ba futtu la ñu def la ko waral moo di njàng mi daal jàpp nañu ne fi mu ne nii jéggi na dayo te it la ñu bëgg mooy delluwaat ca salle de classe yi ñu teewlu reportage bi ci Aïssatou Sow daal di amal. ab cours école bi nga xam ni daanaka dafa vide loolee la ñu fekk fële ca lycée Malick Sy bu Thiès loolee nag li ko waral moo di gréewu jàngalekat yi nga xamante ni mi ngi wëy di lëmbee école bi ab crise bi nga xamante ni nag mi ngi jural ay jafe-jafe yu bëri élèves yi nga xam ni ñoo nekk ca boobule école. parce que nga ñëw école 8h 9h te des fois sax doo def cours des fois da ngay ñëw prof bi du ñëw wala des fois nga ñëw prof bi ñëw 8h 9h après ngeen génn des fois sax y a les autres élèves yoo xam ne dañuy ñëw génn ñu torop surtout ñoom nga xam ne def nañ composition déjà ñu bi ñuy def seconde y avait le coronavirus amuñu niveau bu baax ñu demee ko première ñu naa demaat terminale def benn concours na métti. en tant que élève métti na trop parce que da ngay ñëw xëy suba teel nga ñëw jàng si nga toog ci classe bi doo am dara loo def parfois da ngay ñëw toog prof bi du ñëw nga war a toog 8h 9h nga ñibbi wala parfois nga ñëw 8 prof bi def 8h 9h nga ñibbi am na élèves yoo xam ne dañ leen di jox passe ñu ñëw école léegi bu ñu leen joxee passe bu ñu ñëwee seen dañuy obligé bu ñuy ñibbi seen xaalis goûter la ñuy jaay pour yóbbu ko parce que seen parents yi mënuñu leen à chaque fois nga joxe passe sa doom mu ñëw jàng si 9h mu dem chaque fois dafay métti trop léegi de ce fait ñoom duñu mën di def loolu chaque jour am na ñoo xam ne sax parfois fii dañuy passer la journée à l'école juste pour ne pas rentrer trop tôt parce que am ñoo xam ne ay oto lañu jël si ñi seen jakarta ñoo leen jël si ñi dañuy kii heure boobu du jot pour ñu dem ñibbi. gannaaw ba yooyu la grève tàmbalee ba léegi professeurs yi duñu romb rek ñaari waxtu ci biir classe yi ñoom élèves yi ñu jot a dajeel nag jàpp nañ ni li nga xam ni
moom mooy cours de renforcement wala groupe de travail moom rek la ñu gis ngir rek mën a jàng bu dee ni sax jàpp nañ ni loolee mënul remplacer explication wu professeur. jàng cours de renforcement ou bien élèves ñun entre élèves ñu ànd dem benn salle jàngaat. xaw na baax parce que genre mën ngaa jàng comprendre mais le problème en est que même soo jàngee des fois doo comprendre il faut que prof expliquer la. parfois dañuy def cours renforcement léegi genre prof mais cours renforcement bi prof bi foofu li muy def ak ñun dunduroo par exemple classe bi prof moom day obligé nekk même niveau que prof bi nekk classe dafay toog du mënul obligé que la prof bi defagul lii classe moom da ko du mënu koo def il faut que mu nekk même rythme que prof bi nekk classe léegi de ce fait yow li nga jàngoon da ngay obligé di ko jàngaat léegi mais ba pare parfois di nga mën nga dem YouTube nga xool ay site internet pour prof expliquer la foofu beneen prof foofu na mais prof boobu peut-être niveau bi ak niveau prof bi nga xam classe du bopp parce que prof bi au moins xam ne élèves yi mën ak élèves yi mënu. élèves yi li nga xam ni gannaaw ñetti weer ñu daal di tijji école du benn yoon bi ñu amal devoir wala composition tax ba ñoom ñi le sax ñuy woo jàngalekat yi ak état bu Sénégal ñu daal di rek wut ay solution ca boobu les problèmes ngir rek ñu mën a delluwaat ci classe yi. mu ngoog sant ko gërëm ko Aïssatou Sow mbokk yi leneen lu yitteel askanu suñu réew moo di lu jëm ci wàllu dund gi nga xam ne daanaka yokkute gi ñu ci nemmeeku daal dinay jéggi dayo lool suñu reporter teewalu ñu foofee ca marché Sam bu diwaanu Thiès ñoom nag jaaykat yi fi mu ne nii daanaka lépp daal di yokk lool tax nag fi mu ne nii ñoom it ci njàqare sax la ñu daal di dëkk ñu teewlu ci reportage yu Mame Biram. ginnaaw ñaxtu yi association consommateurs yi amee nguur gi jël na ay ndogal ngir wax ci njëg yu cher yi jëm ci denrée yi kii jiite consommateur yi fii ci région bu Thiès di wuyoo ci turu Ciré Baldé Diallo dellu si waat na ci décision état bii de. Quand il s'agit de défendre les consommateurs ñun SOS consommateurs on ne met pas de gants parce que li ñu tax a jóg mooy population yi du nit moo ñu tax a jóg commerçant yi ñu ngi accuser douane accuser état bi en général. mais consommateur bi c'est lui qui récolte les pots cassés moom lépp ci kawam lay daal soo xoolee tey revenu salaire ci boppam même su dee 500 000 francs mënul yore kër sàkkantuma la ak retraité sàkkantuma la ak ñeneen am na ñoo xam ne gars ñoom yëguñu ko ñoom que nous nous mettons en marge de la politique di vivre les difficultés des populations di ko teg sur la table. ginnaaw mesure yooyu le ñii di sénégalais yi jàpp nañ ne nguur gi war naa gën a def kem kàttanam ngir xoolaat njëg yi ci marché yi. prix yi chaque jour boo demee marché muy gën a cher lépp a cher gisuma lu seerul xorom sax daa yokk magi yokk xorom lépp gisuma lu yokkuwul suukar barki dem dañu yokkuwaat 350 kilo 700 dëwlin lépp a yokk fi mu ne nii daal boo bëggee dégg-dégg soxna si réew mi léegi tagatémbe la def lépp a cher tout parce que da ngay dem marché doo xam sax yow. li ngay jënd lan la ca yow li nga tàmm lii nga xam amoo leneen liggéey bu dul loolu déjà li nga ci doon gagné daanaka da ngay perte mais amatul gagné parce que mënoo xëy tëdd ca dëkk bi dafa metti bu gisee Sénégal li dafa metti tout le monde ñëpp a sonn xale yi góor yi xale yi jigéen di dopp njëg yi di xool jaaykat yi naka lañ koy jaayee ci biir marché bi dina doon lu jafe Modou Gueye di ab commerçant di indi ay leeral. di nga xamal ni tamit par rapport ak prix yi moom metti kese la def ci ñun d'ailleurs da ngay jënd benn bagage tey di ko jaay bu mu jeex. nga yaakaar ne am nga ci bénéfice boo demee di ko jëndiwaat di nga ko jënd lu ëpp yow li nga doon détaillé kon xam nga ni déjà loolu garaaw na. est-ce que loolu tamit dina yomb kaw man dina yomb de parce que prix yi ni muy demee nii neexul homologué parce que yow da ngay jëndee lii tey mu jeex gannaaw suba nga jëndee lu gën a cher li nga doon détaillé xam nga ni kooku du neexa rek quoi. jamono di gën a dem dund gi di gën a metti Sénégalais yi di laajte lii ba kañ. mu ngoog sant ko gërëm ko Mame Biram Gaye Cissé foofee ca marché Sam bu diwaanu Thiès leneen yokkute gu am ñu nemmeeku nag ci dund gi ñu jagleel nag ginaar yi aviculteurs yi nekk ci réewum Sénégal daal di bootu ci ak couleur goo xam ne daanaka ñu ngi doon jàkkaarloo koy taskatu xibaar yi fii ci diwaanu Thiès la ñu ko amalee loole nag ñu daal di yëkkati ay kàddu jëmale ko nag ci yokkute gi ñu nemmeeku ci wàllug dund gi ñu jagleel ginaar yi lu mel nag ñu daal di ci nag joxoñ baaraamu tuuma gouvernement bu Sénégal tey di sàkku itam ngir lu nu mel ñu daal di koy wàññi ndax daanaka jéggi na dayoo te it ànd na gàllankoor seen wàllu liggéey ka yor seen kàddu ñu teewlu ko ci micro El Hadji Mamadou Ndione.
ñu xëy suba rek ci prix aliment bi yokk ci 1400 francs te yàggul trop ci biir at bële ñu génn 2021 yokkoon nañ ci 1500 francs ci saaku aliment bi. ce qui fait que aliment bi dafa jugee 14500 dem 17500 loolu bu dee mi ngi continuer aviculteurs yi ci boppam ñi nga xam ne ñoom ñoo ëpp solo ci wàllu élevage wu ganaar dinañu mujj tëj seen exploitation yi. bu ñu tëjee seen exploitation yi emploi yi nga xam ne ñi ngi ko doon créer emploi yooyu donc dafay perdre li ñuy participer ci économie aussi dañ koy ñàkk ndax tey ci boppam ndawal bi nga xam ne population yi soxla nañ ko li ko mën a joxe rek te mu yomb te mu gaaw aviculture la aviculture moom moo am possibilité de avancer ci pas yu gaaw a gaaw donc permettre aux jeunes d'avoir de l'emploi permettre également aux promoteurs d'avoir du travail ndax suñu naakaango yi nga xam ne ñu ngi ci sàmm gi muy sàmm nag wala sàmm xar wala pêche bi yëpp pour indi ndawal seen progrès ci boppam dafa xaw a yéex dafay xaw a jafe mais aviculture am na possibilité boobu ci boppam mais bu dee ni lii xew na ci bu dee lii lu mel nii xew na ci dafay entraver wax dëgg bu baax a baax ci seen liggéey d'autant plus que économie bi ni fi mu toll ak population bi ni mu néewe doole ganaar yi ak nen yi nga xëy suba yokk ko ci boppam loolu lu jafe-jafe lay doon te bu continuer nii lu wértoo mooy éleveurs yu bëri ci boppam nañu bàyyi liggéey bi. mu ngoog mu nekkoon Pape Ali Diallo mi doon yëkkati kaddu ñi nga xam ne rek ñoom ñoo di association aviculture indépendant ci réewum Sénégal ginnaaw seenu jàkkaarloog avec taskatu xibaar yi mbokk yi noonee la ñuy tàbbee ci xibaar yi ñeel biir réew mi ànd ceeg Mame Biram Gaye. ñu tàmbalee xibaaru biir réew mi ak ambassadeur Ankara fii ci Sénégal di wuyoo ci turu Ahmed Kavas mu ngi fësal ci ab bataaxal ne bëgg naa dalal 2,000 étudiants foofu ca réew bu Turquie te bu sañoo loolu demuy am sa at bu ne di fàttali ne 2021 bii ñu weesu réewum Turquie may na 800 visa ñii di étudiants yu Sénégal te moom ambassadeur bu Turquie bi nee na bu sañoo lim boobu dina weesu 2022 bile. ñu wax ci leneen réewum Japon ak bu Sénégal amal nañu ab lëkkaloo jëmale ko ci mbirum wér-gu-yaram ñu tuddee ko ab comité de pilotage boobu mbir nag dina tax Sénégal gën a am xarañte jëm ci wér-gu-yaram askan wi kii di Alassane Meng teewal fa ministère de la santé ak action sociale moo ñu ko doon xamal la. ñu jeexalee ko ak Barthélémy Dias mi nga xam ne moom la ñu tabb ca bopp mairie bu Dakar Plateau daal di nag koy installé démb jilee moom nag mu ngi fësal ci ab bataaxal ne fas yéene naa liggéeyal ak nguur gi ngir ñu mën a jëmal démocratie ca kanam ak liggéey mairie bu Ndakaaru ba ku nekk mën caa gis boppam loolu nag du samay kàddu ay kàddu Barthélémy Dias la lii moo gënoon a fës ci xibaaru biir réew mi di leen dox daje ci yeneeni waxtu. mu ngoog sant ko gërëm ko Mame Biram Gaye Cissé moo doon jukki xibaari ñeel biir réew mi bokk yi noonu la ñuy tàbbee ca loxo soxal biti réew ànd ceeg Ramatoulaye Cissé. ñu tàmbali xibaaru bitim réew yi ak 40 chefs d'état gouvernement wu africain ak it 27 dirigeants wu européens yi nga xamante ne ñoo dagaloo woon foofee ca Bruxelles ci 6e sommet UE-UA bi nga xamante ne mu ngi tàmbali woon démb ci alxames gi mu nekk nag benn sommet boo xamante ne dafay gën a rataxal diggante Afrique ak Europe. ci sommet boobee nag dirigeants yi dinañ daal di dagaloo ci benn table ronde ngir waxtaan ci mbir yi nga xamante ne ñoo soxal ay projet yu bëri partenaires yi nag daal dinañ tënk seeni ligne directrice. woy ba tey ci xibaari bitim réew yi ak réewum Algérie ginnaaw conflit yu amoon ci diggante moom ak réewum France nga xamante ne sax dañoo aaye woon avion français yi daal di daw ci foofee ci réewum Algérie démb ci alxames gi benn avion militaire bu français daal dina woon naaw foofee ci territoire Algérie mu nekk nag avion bu njëkk bu jaar foofee depuis mois d'octobre avion militaire français yi nag dañ leen tere woon foofee ci réewum Algérie ginnaaw xeexoo yu doxoon ci diggante réewum Algérie ak France ba sax ñu diffusé woon ay kàddu yu ñaaw yoo xamante ne Emmanuel Macron daal di woon na ko yëkkati ci mbir moomee.
ñu jeexale xibaaru bitim réew yi ak juróom benn pays Afrique yi nga xamante ne dañ leen a tànn ngir ñuy mën a defal seen vaccin bopp réew yi ñu ci tànn nag bokk na ci réewum Afrique du Sud, Égypte, Kenya, Nigéria, Sénégal ak it réewum Tunisie ñoom ñee nag la Organisation mondiale de la santé tànn ngir ñuy mën a defal seeni vaccin bopp ngir xeex li nga xamante ne mooy Covid-19 waaye tamit xeex tamit yeneen feebar yi nga xamante ne sonal nañ lool réewum Afrique yi mbokk yi tey lii lañ leen jàppaloon ci seeni xibaar bitim réew. mbokk yi ci xibaari ñeel biti réew noonu la ñuy tàbbee ci lu soxal wàllu tàggat yaram wax nag ci éliminatoire CAN Coupe d'Afrique des Nations foofee ca Maroc suñu gaynde yu jigéen ñi nag doon laale ak équipe bi di Mali fii ci stade Lat Dior bu diwaanu Thiès daanaka benn bal ci dara la ñu leen daal di dóor mu nekkoon éliminatoire yu amoon solo ci suñu gaynde yu jigéen yi bu ñu sukkandikoo ci Mame Moussa Cissé mi tàggat gaynde yu jigéen yi foofee ci stade Lat Dior bu diwaanu Thiès ñu teewlu ko ci micro Fallou Ndaw. wax naa ko avant match bi équipe boo xam ni dem na plusieurs fois Coupe d'Afrique. Coupe d'Afrique bi passé dem na ba demi-finale am ay joueuses yu jugee France pratiquement joueuses am yëpp bitim réew nañ jugee juróom-ñeent yu ñu jugee France ak ñu jugee Maroc muy équipe bu mag tey ñu leen doon dalal fii xamoon nañ ñu du yomb mais aussi puisque ñun qualification bi moo ñu soxal ñu ne woon nañu xeex pour jéem a tey ci match bi jéem a am ndam li. objectif yi nga xam ne moom la ñu fixé woon bi ñuy départ moom mooy ñu jéem a gagné à domicile beneen bi mooy ñu dugal but parce que xam nañ ni bu ñu jëlee but dina gën a jafeel match bi au retour donc def nañ ko alhamdulilah may sant fii yi di leen tatagal bu baax a baax. wax rek ni ñun équipe bu ndaw nañu am ay xale bi ñuy tàmbalee construire équipe bi ak léegi yàggul. mais ku seetaan match bi seetaan suñu match aussi bi nu mujjee joué fii contre Libéria xam ne équipe bi am na si lu mu gagné si wàllu mental si wàllu organisation si wàllu bëgg-bëgg tey gis nañu engagement bi xale yi indi pour am but bi xëy na tuuti na mais pour man ndam li moo amoon solo léegi nag match bële di ñëw beneen match la li ñuy def moom mooy jéem a dem xam ni xeex moo fa des daañu dem jéem a xeex jéem fa dugal but jéem a qualifié parce que ñun aussi bëgg nañ dem bokk ci Coupe d'Afrique bi nga xam ni mooy ñëw war a am mois de juillet au Maroc. waaw li ma wax sànq moom mooy que ni match retour bi nañu njëkk préparer match aller bi parce que xam nañu condition voyage yi dina metti dugg Mali dina metti ci contexte bii ñu nekk nii donc jël nañu matuwaay yëpp su ngeen xoolee déjà ci plan de récupération bi. bi mu paree match xale yi ñu ngi continuer di entraîner ci terrain bi pour que suba ñu mën a am récupération bu doy parce que xam nañ ni voyage bi dina gudd dina metti beneen contexte nañu fekki Mali du yomb mais nag au niveau moo amul lu yomb. mu ngoog Mame Moussa Cissé mi tàggat gaynde yu jigéen ñi ca stade Lat Dior bu diwaanu Thiès foofee sax la ñuy desandi ak Mbaye Diouf Dia mi nga xam ne rek moom moo di président bu Mbour Petite Côte daal dinay dellusiwaat nag ci match boobee di xoon ci diggante Sénégal ak Mali mu daal di rafetlu taxawaay bi nga xam ne gaynde yu jigéen ñi am nañ ko ci éliminatoire boobule ñu teewlu ko ba tey ci micro Fallou Ndaw. bi may def maa ngi koo wuti ndam li ñu bëri maa ngi ko bi d'abord ensuite ñu xam ne li ñu am objectif maa ngi ko wuti ndam li c'est-à-dire que bii jàll na yeneen ndam yi ñëw ba keroog ñu am li ñu bëggoon pour boole nekk benn parce que dañ ne Sénégal dañ bu maa ngi koo nekk benn rek résultat bi day ñëw donc bi yoon ñu prouvé ko et nag ñëpp maa ngi koo àndandoo ci peuple bi ñaan leen xam ne bi ñu jëm c'est vrai que réyoon na lool parce que dañ am étoile bu am dootul dañ ci suñu mayo ak ilaa yow mi din suñuy sëtaat ñun daal maam yi jéem nañ ko papa yi jéem ko nijaay jéem ko ba ñëw ñu réalisé ko loolu sant yàlla la peuple bi station nag quand même que ni ñu defoon coupe du monde bi indi nañ ci ay carton jaune ñu fexe ba dellu fa wane ne Sénégal quand même du par hasard que ñu nekk la meilleure nation africaine te loolu incha allah ñu ngi ciy liggéey commencé nañ ko ñun dirigeants yi bëgg coupe bi jeexee lañ tëj attaqué comme dit président Abdoulaye Seydou Sow que nañ attaqué directement maintenant li nga xam ne mooy dem Égypte
xam ni ñuy gagné foofu dem jëlee fa point bu résultat gagné à Dakar couronné maintenant la très bonne saison bi nga xam ne te équipe nationale bu A bu Sénégal def nañu waaw Mbour Petite Côte nag boo xoolee métti na depuis 2 ans match yëpp dañ ko joué bitim réew parce que dañu tëj suñu stade Caroline Faye dañu joué Kaolack at lañ fa def yoon ñu ngi jógee Thiès donc ñun ñuy recevoir dañuy extérieur à domicile ñu ngi extérieur c'est-à-dire que loolu day métti d'abord ci budget bi métti ci joueur yi métti ci préparation parce que amuloo sa terrain donc loolu moo rek difficulté départ yi mais li ma gis ci xale yi ni ñu ko wanee produire temps yi yaakaar naa ne bu tubaab yi ñëwaatee parce que ñoom aussi dañu bëgg xale yi comme ñun ñu bëgg xale ñoom noonu lañ ci mel donc yaakaar naa ne dañu redresser la barre balaa championnat bi gën a avancé incha allah. mu ngoog mbokk yi jërë ngeen jëf lii moo fi gën a fës ci xibaar yi ñeel ayu bés bile sant ngërëm ñeen leen way leen di ànd ak seen programme bu télévision Prestige TV jaajëfal Moussa Mbaye ma fare woon ci wàllu xarale gi jaajëfal leen yéen itam mbokk yi jox leen dig daje suñu yeneen yu jotaayu xibaar jërë ngeen jëf.